waaw léegi Modou bon léegi tey ñu ngi fii si jàkki Ndenaat ci cadre lutte contre Covid 19 bi comme jàkk yi dañu leen tëjoon léegi ñu ngi fii jaar nañ Tongoor après Tongoor Ndioufène léegi Ndioufène ñu ngi fii Ndenaat ma bàyyi leen ak Modou le coordonnateur. waaw ni ko Sana waxee rek li ñu def nii mu leer waaw ma def nii ñu ngi koy def ci ndigalu imam ratib Mouhamed Ndoye moom moo santaane woon ñu wëral ko jàkk yi Yoff yëpp nettoyé leen ba mu set bon ñu jëloon kii nii benn équipe boo xamee ne bi ñëw nañu ndax xamee ne tapis yi nekk moquette yi nekk ci jàkk yi dañ koy def lavage à grande eau ba mu set désinfecté ko am na ay produits désinfectants am na liquide yu bare bare yoo xam ne moom la ñu mélangé pour ma désinfecté ko nettoyé ko raxas ko ba mu set loolu mën a dugg ci jàkk yi ñu nañ rek dem nañu Tongoor dem nañu Ndioufène léegi ñu ngi Ndenaat fekk fi délégué de quartier Issa Kébé mu ngi nii ànd ak équipe bu xale yi xam ne ñooy xale Ndenaat yi di yàgg di taxawu jàkk ji waaw loolu man mu bàyyi ko mu wax ci tuuti après waaw ma bàyyi leen ak Issa Kébé délégué de quartier wax si turu Ndenaat. waaw salaamaaleykum El Hadj Sana donc bésu tey bi vraiment imaam yi ak ñi nga xam ne ñëw seex mbiru juma yeeg jàkk yi si biir Yoff ñëw nañ tey jii pour nettoyer jàkk yi donc comme ni ñu ko waxee rek ni ñu ko daan defee tey jii buñ jaaree si jàkk yi si des yëpp ñëw nañ si jàkk Ndenaat tey jii pour fexe ñëw nañ si jàkk Ndenaat tey jii donc pour nettoyage jàkk ji comme ni ñu ko daan defee effectivement dafa yem mook mbir mi nga xam ne mooy Covid 19 d'accord action bu baax la bu rafet la ñëw na à son temps mais nekk na action boo xam ne bi aussi commencé wul tey parce que ñi nga xam ne ñoo tënk mbirum jumaa ji ak jàkk yi gannaaw boo avant que lii daan fi nekk sax muy feebar bi nga xam ne moo fi ne action la boo xam ne bi daan nañ ko def donc du ne dañ ko commencé léegi nii mu nekk action boo xam ne bi bu si ñëw tey jii rek pour pérennisation action bi ñu nekkoon la quoi donc dañuy rafetlu initiative boobu bi nga xam ne vraiment ñëw na toujours pour gën a ñoŋal santé population yi donc ñu ngi leen di sant bu baax si li nga xam ne ñooy nañ koy jàppale jàkk yi ak dëkk yi mu doon loo xam ne li vraiment si jàmmu yàlla la bokk quand même si jàmmu yàlla la bokk et que waa Ndenaat yëpp vraiment bëgg nañ si loolu kontaan nañ si taxawaay bi nga xam ne moom la ngeen taxawee si defal jumaa yi nettoyer jumaa yi toppatoo lieu de culte yi nga xam ne ñoo fi ne si biir dëkk bi surtout ku mel ni Maodo Dieng nga xam ne aussi moom lañ délégué pour muy piloter loolu yëpp vraiment dañ leen di sant di leen yóbbante ngërëmu waa Ndenaat vraiment à travers suñu président comité de gestion bi Youssou Ndiaye ak man mi nga xam ne maa représenté délégué yi surtout aussi à travers Lamine Mbeng bi nga xam ne aussi moom moo représenté imam yi si ginnaaw imam Bouga donc ñu ngi leen di sant bu baax si initiative bi vraiment lii wàññil nañu coono bu bari si li nga xam ne moom la ñu waroon def si biir jàkk yi donc dañ leen di sant bu baax si loolu dañu ñaan seen action yi aussi yàgg jërë ngeen jëf merci beaucoup. nga yow ban message yooyu laay lancé waa Ndenaat. maa ngi lancé message waa Ndenaat surtout aussi lii dafa fekk aussi mu nekk si loo xam ne ni dañ leen di ñaan toujours que ñuy góorgóorlu di tënku si li nga xam ne moom lañ leen di jox si ay fagas ndeku si mbirum feebar bi toujours loolu la ñuy wax dañ leen di sant bu baax parce que waa Ndenaat ay la yowee na lépp loo xam ne ñu leen koy ñaan pour que ñu mën a moytu feebar bi gis nañ ne ñu ngi si am amélioration ñu ngi koy def bu baax lépp mënul koy sotti benn bés mais gis nañ ne daal li ñu leen di ñaan lépp vraiment ñu ngi gis njariñ li surtout confinement bi nga gis ñu koy ñu siy jóg di placer ay xale yoo xam ne ñoo def surveillance bi gis nañ ne daal loolu mu ngi am njariñ parce que bés bu nekk ñu ngi gis ne finalement boo génnee léegi doo ko gis kenn si mbedd yi donc ça veut dire que waa Ndenaat dégg nañ ñu leen wax et que ñu ngi ñuy jàppale si liggéey bu baax donc li ñu leen di sant daal moom ñu góorgóorlu surtout di sol masque yi xale yi ñu leen téye seen biir kër surtout ñi nga xam ne aussi ñoo fubal si tefes gi ñu xaw a bàyyi loolu xam ne lii yàggul ñu ñaan yàlla vraiment lii jóge si et que vraiment buñ continuer si lii daal dina baax mais dama leen di wax ne waa Ndenaat ñun dañ leen di sant bu baax a baax parce que bu fekkonte ne tey jii dañu dëgg si li ñu leen di sant bu boobaa suñu liggéey du baax waaye xale yu Ndenaat yi ak Ndenaat ñoom dëggal nañu waaw ñoo tax suñu liggéey yomb waaw dina métti trop nga ñëw loo xam ne li nit da nga koy fekk si bakkenam
nga di ko si dindee du neex waaye aussi lépp topp nañu si pour que vraiment dëkk bi mën a mucc si feebar bi. jërëjëf délégué de quartier léegi ma bàyyi nag président comité de gestion wu Ndelat Youssou Ndiaye Youssou tey ñu ngi fii si cadre lutte contre Covid-19 nga xam ne tey imam Mouhamed Ndoye moo joxe ndigal pour ñu nettoyer jàkk yëpp dem nañ Tongoor ñu jógee Tongoor yi ñëw Ndioufène dañ jógee Ndioufène ñu ñëw Ndelat waaw tey ñu ngi fii yow yàlla def na tey yaay président comité de gestion wu Ndelat waaw ñu lay laaj tey sa impression par rapport ak journée de nettoiement. Merci El Hadj waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nooyu yéen ñi nga xam ne ñu ngi suivre di wax ne El Hadj ñu ngi lay nooyu di la remercier ci initiative bi vraiment kontaan nañ ci yàlla dëgëral la te li ngay liggéey ci yow yéen a ngi si dëkk bi mën a continuer parce que nous sommes à l'heure de la mondialisation donc outil bii nga yor ni dafa am importance message bu nit bëgg a lancer ci dëkk bi mu mën a parce que dëkk bi dafa ubbeeku adduna bi daanaka benn bloc tey ji li ñuy wax fii tey foo dem si adduna léegi ñu mën a suivre loolu nag ginnaaw bu ñu la santé personnellement ñu sant waa Yoff yëpp seen initiative di wax ni ñu ngi sant bu baax waa Yoff leen sant bu baax a baax a baax parce que initiative bi dafa am solo parce que Yoff lii la baaxoo lii la soxla il faut que nag mu am ñoo xamante ni problème dëkk bi dañ ko jël à bras le corps di ko doxal parce que li nga xamee ne dafa nekk un link entre les quartiers lii rek moo ko mën a préserver maanaam mu am ay structure yoo xamante ni démembrement quartier la mu taxawal Yoff ñu jël ay message di ko véhiculer lu ñu soxlaa lu Yoff soxlaa ñoom ñoo ñu fexe ba mu yeggal ci quartier yi donc loolu ñu leen di si remercier bu baax a baax di si remercier imam Mouhamed Ndoye di si remercier ulama yi ak structures yi nga xam ne moo la mettre en place tey jii ñu ngi rafetlu trop parce que lii sax mën naa wax ne quartier yi waroon nañ ko liggéey waaw donc ñoom bu ñu jógee ñu créer structure ñun en tant que quartier ñoom ñu di ñu accompagner vraiment dañuy sant yàlla bu baax a baax di leen gërëm di wax ne daal ñun ñu ngi seen ginnaaw lépp loo xamante ne initiative la boo xamante ne Yoff tëral nañ ko quartier yi war see suivre vraiment ñu ngi ci ginnaaw lépp loo xamante ni soxlaan nañ ko muy suñu taxawaay ñu taxaw ko seen boor dinañ ko taxaw donc daal kontaan nañ trop ci initiative yi yal na yàlla mottali yéene yëpp daal waaw. léegi yow lan ngay dénk waa Ndelat par rapport ak les mesures barrières. waaw donc pour loolu je crois que imaamu ratib bu dëkk en tout cas dëkku jullit imaamu ratib mooy lépp dañuy wax ne mooy amiral mu'minin mooy ko Oustaz Lamine di waxee keroog bi commission bi ñëwee dañu leen dama leen woon Mouhamed Ndoye imam Ndoye bu ñëwoon rajoom dinaa taal rajo bi ne dinaa ajjuma lay tijji kenn du si teg baat dañuy ñëw rek continuer mais lii tax mu jaare fii tey impliqué comité gestion bi ci gestion bi maanaam dafa am effet yu bees nekkuñu situation normale dañ nekk ci situation Covid-19 te loolu nag l'islam dafa bëggul lor doomu aadama moo tax les mesures barrières yi nga xamante ne ñoom xalaat nañ ko ànd ci en rapport avec les médecins chefs yi nga xamante ne dañ nekk fii ci Yoff initier ay programme pour que mesures barrières ñu mën ko doxal waruñu def lu dul topp loolu ci kaw loolu bi imam Mouhamed waxee bu pare dajale nañu commission bi nga xamante ne mooy saytu mbirum jàkk yi parce que comité gestion ay démembrement la am na benn comité boo xamante ni moo yor maanaam liggéeyu jàkk ji ak yëpp yoo xamante ni mu ngi si ne si pilotage yu El Hadj Mbaye Diagne donc ñooñu daje nañu ak ñoom waxtaan ak ñoom si open li nga xamante ne moom la Yoff dogal pour man koo disposition pratique yi ñu mën ko doxal loolu waxtaan nañ ci donc tey bëgg nañ à partir de tey ñu bu geewe jotee maam El Hadj dina ñëw ubbi jàkk ji commencé si bayaan pour mën a wax ak nit ñi
yan disposition pratique lañ mën a lañu teg en place pour que benn loraange bañ a kii jullisee bañ ko indi waaye bu dem aussi mën ko yóbbuwaat donc daal jël nañ ci des initiatives pour que loolu lépp julli gi ñu mën ko teg nu leer woo xamante ni képp ñëw nga mën a ñëw dans de bonnes conditions boo paree di nga mën a ñëw dans de bonnes conditions defe naa daal loolu mooy woon atte bi nga xamante ne moom la moom imam Mouhamed Ndoye dogal ci dëkk bi ñu war ko cee que vraiment ñu mën a ubbiwaat jàkke yi dans de très bonnes conditions mën a julli te kenn du seen loraat incha allah mesure barrières yi de à partir de tey dinañ ko commencé expliquer nit ñi pour que ñu gën ko comprendre voilà loolu daal defe naa ne moo si am solo parce que am na lu ñu waa kër docteur yi nga xamante ne ñoo nekk si yow wax na yooyu lañ soxlaa muy ay mesures pratiques loolu dinañ ko jàllale si nit ñi ba ku nekk mën nga xam booy ñëw waaw. jërëjëf président léegi ñu filmé fii. waaw d'accord après maintenant buñ fi jógee xam na loo xam ne lii les emplois de l'extérieur def nañ ko fi alors bu ñu paree ñu jàll foofu nga gën a expliquer ah. d'accord incha allah waaw merci. Ablaye yéen a ngi dóor. voilà bu génne noonu day duggal. xoolal li samay carat kii dinaa bëgg a jël. waaw déedéet moom moo santaane lii. ma dem ko moo bëgg a dem ci kii bi damay jël kii donc da bëgg a jël di dama kii naka mel ni. ay sant wu si yàlla alhamdulilah. ana ngay. nga ñu c'est mais Ndiaye Youssouf fii moom ni mu mel garaaw na poussière bi. ma leen filmé leen léegi. ah. danger bu rëy la nii.
léegi daal li ñu sax bu paree dañ koy leb xaaral ma jël. jóge nañ fële tey ñëw fii ci ngeen delaat bon ñëw te ñëwaay tey fii lan moo ko waral. ma ñëwaat di tey dinaat dama ñëw pour am nettoyer seen jàkka ji laa ñëw nettoyer jàkka ji moo ñëw nettoyer dañ njëkk pour nettoyer dañ njëkk def poussière ci kaw ba pare def poussière ci kaw ba pare instant ñu ngi foofu tap yi dañ ñu soogee tap yi ba pare boobu la ñuy sàmm di tey vraiment di sàmm instant yi sama carte bi ñu ngi aspiré carte bi la nag di aspiré nii dama ñëwaat et puis tey sama directeur bi mu ngi tudd Abdou Aziz Ndiaye moom ma si yebal fii moo tax ma ñëw fii nettoyer jàkka yi ñëw loolu lañ commencé ñëw Diourbel instant ñu ngi dinaa lañ def di nettoyer nii après bu jiyee yaa ngi gis dañu sam ko nii waaw merci. d'accord maa ngi ñëwaat. bon ñu ngi fii toujours ci Diaky Ndérat dans le cadre de profito pour wanaale waa dëkk bi ak diaspora bi li